asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot ci waxtu bi yéen ñuy déglu ci seen émission bi nga xamante ni ñu ngi leen koy defal ci ndimbalu rajo bi nga xamante ni mooy sunu kër FM nekk fi nga xamante ni mooy Californie aux États-Unis d'Amérique di leen wax ni nag xam ngeen ni dimanche bi ñu génn ñëwoon nañu lu baree bari ci li nga xamante ne mooy dundu suñu maam ki nga xamante ne mooy maam Mor Anta Sali Mbacké doon leen wax ni finalement waxtaane dundu maam Mor Anta Sali mooy waxtaane li nga xamante ne mooy dundu ñu baax ñi nga xamante ni ñoom la jamono la ñu mel ne ki nga xamante ni mooy maam ki nga xamante ni mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop héros national du Sénégal waaye aussi waxtaane ki nga xamante ne mooy Maba Diakhou Ba donc wax na leen li nga xamante ni mooy relation yi nga xamante ne moo amoon ci diggante ki nga xamante ni mooy Mame Mor Anta Sali ak Maba Diakhou Ba bi nga xamante ni moo ko jële woon fi nga xamante ni mooy Xuru Mbàkke mu bokk ci li nga xamante ni mooy la bataille de Paoskoto jaar fi nga xamante ne aussi mooy Poroxaan fi mu ko dalaloon waaye aussi ne woon naa leen waxtaane ki nga xamante ni mooy Mame Mor Anta Sali ci dundam mooy waxtaane ki nga xamante ne moom mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop nga xamante ne mooy joxoñ bi nga xamante ne Maba Diakhou Ba moom la ko joxoñoon ni ko booy wut kat yi jëlal ki nga xamante ne mooy Mame Mor Anta Sali mu ànd ak moom doon juge fi nga xamante ni moom mooy bi mu nekkee fi nga xamante ni Patar ba fi nga xamante ni mu ngi xamante ni Mbàkke Kajoor ba bi mu wàcc liggéey en 1881 1882 waaye xam ngeen ni mbokk yi ci sunu chronique bi nga xamante ne moo jàll dimanche ci waxtaan bi ñuy wax li nga xamante ne mooy wàccu liggéeyu ki nga xamante ni en 1867 mooy ki nga xamante ni mooy Maba Diakhou Ba dañ doon wax ci biir waxtaan bi commandant de cercle bu Diourbel ngeen jéggal ñu ci loolu mais ñu ngi doon bëgg a wax commandant bi nga xamante ni moo nekkoon dans l'île de Gorée parce que boobu sax cercle Diourbel amul donc erreur de langage la ñu jàpp ni commandant bi nga xamante ne moo nekkoon Gorée moo envoyé ki nga xamante ne mooy l'interprète Samba Fall pour mu yóbbul ko cadeau bi nga xamante ne moom la doon jox Buur Sine après bi ñu faatee ki nga xamante ne mooy Maba Diakhou Ba doon leen wax ni nag waxoon nañ ne bu ñuy dugg ci li nga xamante ne mooy waxtaanu ki nga xamante ne mooy Mame Mor Anta Sali bëgg nañu indiwaat li nga xamante ne mooy fonction bi nga xamante ne moom la exercer woon ci wetu ki nga xamante ne mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop d'abord ginnaaw bi nga xamante ne doon na universitaire doon koo xamante ne dafa ubbi woon li nga xamante ne mooy université bu mag di jàngale di tàggat nit ñi waaye aussi doon li nga xamante ne juge la woon ñu koy wax un cadi loolu moo ñuy permettre fonction boobu nga xamante ne Mame Mor Anta Sali mi nga xamante ne moo ñu indil Xaadimu Rasuul amoon ko muy la fonction de cadi daf ko bokkoon ak ñeneen ñi nga xamante ne aussi dañu marqué époque boobu ñi marqué époque boobu bokk na ci ñi nga xamante ne mooy suñu maam Xaalima Jaxate Kala le grand juge moom mi doon wax ni man dafa mel ne benn morceau yàpp laa boo xamante ne maa ngi ci diggante benn xale boo xamante ne jàpp na ma ni du ma bàyyi ak ki nga xamante ne moom mooy rab yi nga xamante ne moo nekk ci àll bi doon leen wax ni donc moom Xaalima Jaxate Kala comme Mame Mor Anta Sali dañ nekkoon ci fonction boobu nga xamante ne mooy fonction wu juge équilibré société boo xamante ne dafa bari woon ay inégalité bari ay tooñ ñoom ñu ñëw nag pour indi la fonction bi nga xamante ne moom mooy rétablir li nga xamante ne mooy yoon langoo li nga xamante ne moom mooy alxuraan bi ak sunna bi ak li nga xamante ne mooy gis-gisu ulema yi li nga xamante ne mooy question boo xamante ne indi lañ leen ko muy question wu sëy muy question wu commerce lu mu mën di doon muy li nga xamante ne moom mooy héritage ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom la ñu désigné woon dinañ ñëw ci dund kooku nga xamante ne aussi mooy Baye Xaalima Jaxate Kala doon leen wax di décision yu célèbre yi nga xamante ne Baye Xaalima Jaxate Kala rendre na ko d'abord ki nga xamante ne mooy Maba Diakhou Ba parce que doonoon na kadem waaye aussi rendre na ko ki nga xamante ne moom mooy Lat Dior Ngoné Latyr Diop rendre na ko société bi nga xamante ni Baye Xaalima Jaxate Kala bu fekkoon ne day dem di àtte fas boo xamante ne war na ko bu waree fàllilulaahi nit ñi danañu xam nañu loolu mooy yërmande tey bu waree li nga xamante ne mooy zikrullahi am na lu muy signé bu waree alhamdulillahi fasam bi am na lu muy signifié te bu daan àtte buy dem du dal ci kër koo xamante ne am na xaalis day dem ci dëkk bi nga xamante ne ki ci gën a ndóol ki ci gën a ñàkk doole ci këram lay dal bu dalee ci këram bu àttee ba ngoon lañ koy jox lépp mu jox ko kooka pour mu taxawal këram
donc ñoom fonction sociale de régulation moom la juge yooyu amoon muy Baye Xaalima Jaxate Kala. dinañu dund ñëw ci dundam gi nga xamante ne dund gu am njariñ la dinañ ci ñëw expliquer leen relation yi nga xamante ne sax amoon na ko ak Lat Joor parce que finalement Lat Joor sax jarbaatu Xaalima Jaxate Kala boo demee ba ci biir ndax maamu Lat Joor sëy na fi nga xamante ne ak maamu Xaalima Jaxate Kala takk na une linguère avant muy takk ki nga xamante ne mooy Soxna Mbàkke bi nga xamante ne maamu Xaalima Jaxate Kala Soxna Mbàkke bi nga xamante ne doomu maam Maaram Mbàkke la indil ko soxna Absatu Jaxate soxna Absatu Jaxate jur Baye Xaalima Jaxate Kala donc Baye Xaalima Jaxate Kala il appartenait à la famille royale mais aussi il appartenait aussi fi nga xamante ne rek moom mooy ki nga xamante ne di sëtu maam Maaram Mbàkke mbokk yi juge yu mag yooyu nag dafa amoon li nga xamante ne moom mooy répondant ci l'islam xam ngeen ne l'islam bi muy taxaw am na avis yoo xamante ne yu différent lañu ci li nga xamante ne mooy l'installation juge yi nga xamante ne mooy en droit islamique jàng nañu ci droit islamique ne juge yi nga xamante ne ñoom ñoo jëkk a taxaw ñenn ñi ulama yu mag yi nee nañu yenent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu taxawalee Médine moo doon l'unique juge képp ku sa bët xonq jigéen boo xamante ne amuloo doole góor gi nga xamante ne orphelin nga maanaam dangaa ñàkk say waajur bu sa bët xonqee ñépp yenent bi sallallahu taala alayhi wa sallam lañ doon xalaat bu ñu ñëwee moo doon redresser le tort moo doon indiwaat équilibre bi ci société bi moo doon wax kenn ku nekk xam ak yelleefam ñuy wax ni avant yenent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñëw daawuñu wax un kadi dañ daan wax la akam moo daan am doon na mun na doon kat mu païen lay doon wala mu doon koo xamante ni ci diine chrétien la bokkoon waaye na xelam ñëw moo daan àtte waaye islam bi mu ñëwee la indi une société équilibrée société boo xamante ne bi ñuy ñëw di indi les juges musulmans fekkoon na société boo xamante ne jënd ak njaay moo fa nekkoon tribu yi nga xam ne sax daan nañu organiser ay périodes yoo xamante ne les périodes de ruse mooy loo xamante ne ku man sa morom duma nangu alalam daan na am daan nañu dem ba nga xamante ni jigéen bu amee doom bu dee jigéen dañu koy gas suul yenent bi sallallahu alayhi wa sallam indi une société équilibrée l'islam donc li ñuy wax la promotion des droits humains la promotion des droits humains doon loo xamante ne l'islam moo ko jëkk a taxawal dans une Arabie perturbée par les conflits entre des tribus opposées mbokk yi juge islamique taxaw na ñenn ñi ne nañu Muhammad moo ko jëkk a def ñenn ñi Muhammad indiwul le juge islamique parce que bi mu fi nekkee moo doon l'unique juge ñenn ñi sax nee nañu yónni woon na Ali ibn Abi Talib fi nga xamante ne moom mooy au Yémen te Yémen bokk ci dëkk yi nga xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko laajee dëkk yi ko gënal Makka Médina ak Jérusalem Yémen la ci teg te li gën a bizarre mooy tey jii le Yémen est bombardé par l'Arabie saoudite Yémen boobu nee nañu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na fa Ali ibn Abi Talib ni ko boo demee na nga leen atte ci diine ci l'islam na nga leen atte ci sunna waaye na nga leen atte ci sa xel mu ñaw mi ñenn ñi nee nañu loolu sax taxawul ci li nga xamante ne mooy addis bu wér la waaye am na ñoo xamante ne ñu ngi koy soutenir waaye li wóor bu wóor ñenn ñi aussi nee nañu les xalif rachidun Ababacar Omar Ousmane Ali ñenn ñi nee nañu ci Omar la les xalif les kadi jëkk juddu ñenn ñi déedéet ñenn ñi ni Muawiya dëgg-dëgg le gouverneur de Syrie devenu xalif de la communauté musulmane parce que xam ngeen ni moo doon gouverneur de Syrie bi nga xamante ne Ali moom la ñu indi woon comme Ali doon li nga xamante ne mooy le dernier des xalif rachidun moom dafa amoon conflit ak ki nga xamante ne mooy Muawiya le gouverneur de Syrie ba Muawiya mujj jël l'islam yor ko ñu bari na nañu foofu la kadi yi jógee ñenn ñi ni ok bi mu fi jógee aussi les abbasides aussi def nañ ko waaye nag kadi doon juge musulman bi nga xamante ne moom la ñuy bëgg a waxtaane tey jii ci nga xamante ne Mame Mor Anta Saly ak Baye Xaalima Jaxate Kala doon nañ ko incarné dafa waroon a doon koo xamante ne li ñuy wax balance li ñu naan Serigne Touba nee na lépp lu mu mën a doon na ngeen digg doomu na ngeen nekk ci digg bi parce que boo nekkee ci digg bi ci ngay mën a àttee des parties ci ngay mën a doon nit koo xamante ne c'est l'équilibre donc juge yooyu dañ leen doon wax nañu nekk ci li nga xamante ne mooy équilibre muy qualité yi nga xamante ne suñu maam ki nga xamante ne mooy Mame Mor Anta Saly amoon na ko juge bi warul mer di àtte juge bi warul kontaan di àtte juge bi warul doon koo xam dafa xiif juge bi buy àtte dafa war a utiliser li nga xamante ne mooy alalu boppam maanaam corruption warul am juge bi buy àtte doon na koo xamante ne xelam dafa ñaw juge bi buy àtte war na koo xamante ne war na xam charia war na xam addis yi war na xam sunna juge bi buy àtte war na doon koo xamante ne aussi avis yu ulema yi nga xamante ne ci l'islam avis yu àndandoo yi ak yu juwoo yépp daf ko war a xam donc finalement
bala ngaa doon juge day doon koo xamante ne da ngay doon jàngalekat da ngay xam sa diine xam lépp li nga xamante ne moom moo nekk ci biir nga doog a doon jàngalekat. sunu mbokk yi qualité yooyu nga xamante ni moom la ñu fixé pour le juge musulman moo taxoon ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon buur yi ñoom Lat Joor du ñu ay yoruñu une société islamique waaye bëggoon nañu nit ñi ñu leen di àtte ci li nga xamante ni mooy seen gëm-gëm ak seen pas-pas. tey ji débat boobu boo ko posé suñu société yi nga xamante ne ñun nee nañu ay société moderne lañu day doon loo xamante ne kenn ñemewu koo wax kenn ñemewul ne nit ñi nañ leen àtte ci seen gëm-gëm ak ci seen pas-pas. parce que boo waxee ñu ne nous sommes dans une société laïque te waxoon naa leen laïcité ni mu àndee ak histoire France te àndul ak histoire Sénégal loolu beneen affaire la. te ñuy rappeler li nga xamante ni moom mooy juge yooyu dañoo doon ñi nga xamante ne dañ leen wutaloon ay frontières maanaam am nañu obligation protéger ki nga xamante ne mooy jirim bi am nañu obligation protéger ki nga xamante ne mooy jigéen ji nga xamante ne amul kër gu mu taxaloo maanaam amul jëkkër wala ay waajuram ñàkk nañu war na doon ki nga xamante ne dafa néew doole économiquement war na doon ki nga xamante ni juge bi moo leen di protéger loolu dafa doonoon ci responsabilité juge yi nga xamante ni ñooy les cadis te loolu la sunu mag ñu baax ñi doon def ñu mel ne ki nga xamante ni maay moo Maam Mor Anta Sali ak ki nga xamante ni mooy Maam Xaalima Jaxate Kala doon des juges exemplaires doon ñi nga xamante ni comme yenente bi ne nañ sallallahu alayhi wa sallam ñu ko waxee ci hadiis ñetti juge ñoo am ñaar ñëpp safara lañ jëm kenn ki mooy jëm àjjana parce que ñoom xamoon nañu responsabilité boobu moo tax daawuñu jëlee la liberté wu nit ñi di ko def li nga xamante ne mooy fowukaay benn papier bu ndaw nga bind ci yóbbu kenn prison téye ko fa 2 ans 3 ans te xamuloo ba xam liñ koy jiiñ moo ko def wala defu ko yooyu c'est une responsabilité bu rëy rëy te mu wóor ni lépp loo àtte fii boo demee fële ci yàlla sunu borom di nga ko àttewaat donc mag ñi loolu mooy li nga xamante ne moom moo doon seen frontière mooy li nga xamante ne ak lu ñu nekk buur ak buur bi lu mu am doole am na loo xamante ne mag ñi moom daawuñu ko def ñemewuñ ko parce que lu ñuy def rek ñoo ngi ciy xool yàlla sunu borom mbokk yi loolu moo doon juge bi nga xamante ne moom mooy le juge musulman mooy le cadi mooy fonction yi nga xamante ne Maam Mor Anta Sali exercé woon na ko ci li nga xamante ne mooy côté wu Lat Joor Lat Joor mi nga xamante ni une fois de plus Maam Xaalima Jaxate Kala bi nga xamante ne doonoon na juge am waaye aussi doon juge Maba Jaxu Ba moo ko qualifié nee na Lat Joor du raf Lat Joor du koo xamante ne ku ragal la nee na Lat Joor koo xamante ne ku ñeme la ku bëggoon Sénégal la ku bëggoon askanam la ku ko daan défendre la waaye Xaalima Jaxate Kala nee na Lat Joor moom rek mooy ki nga xamante ne moo jàkkaarloo woon ak tan yi ak mbaam yi mooy tubaab yi ñi nga xamante ni dañu doon jël Sénégal dominé ko muy Lat Joor Ngoone Latyr Diop di koo xamante ne dafa taxawoon pour défendre le réew mi Sénégal ba nit ñi mën a moom seen bopp donc juge yooyu nga xamante ni ñoo ko entouré woon dañu doonoon ay kilifa yoo xamante ne yu mag lañu woon suñu mbokk yi lii moo doon seen chronique bu tey dañu bëggoon indi leen li nga xamante ne mooy fonction wu juge dans les sociétés islamiques ngeen comprendre ko pour ñu mën a xuusaat ci li nga xamante ne rek mooy Maam Mor Anta Sali bu ñu xamee lan mooy fonction wu juge ak le cadi dana fekk nag léegi bu ñu xoolee ni jëmm jooju mooy Maam Mor Anta Sali moom moo ko incarné woon dinañu mën a xam lan mooy puissance li nga xamante ne moom la doonoon dans cette société là sunu mbokk yi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla nañ yàlla musal ci mbas mi ak li nga xamante ni moom la ñu wax ni lépp moo ànd ak moom yàlla na yàlla aar waa Sénégal aar waa diaspora bi aar ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi dund yàlla mi nga xamante ne moo fi indi mbas mi yàlla nañu yàlla dimbali ba mbas mi jógewaat fii ñu nekkaat ci jàmm mu nekkaat suñuy activité normale suñu mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ba dimanche ñu ñëwaat ci beneen chronique jërë ngeen